amee gouverneur bu ñu wax Schmaltz français yi nommé ko ñu ko yow léegi dellul Sénégal nga nekk fa gouverneur keroog waa ji bi muy ñëw yàlla daf ko nattu ndax dafa ñëw ba fii di Mauritanie gaal ga am problème mu daal di suux loolu mu ngi amoon le 2 juillet 1816 bi gaal ga suuxee toj ndax dafa daanu ci ay rocher ñene woon ca gaal ga ñépp ñii di la nga baytu ci tojitu gaal gi ba teer ci dox bi ci suuf si dox nañu Mauritanie ba egsi Ndar fukki fan mu nekkoon le 12 juillet 1816 ci la fi gouverneur bi wax Schmaltz ñëw ca Ndar bi ñu dikkee ñu waxtaan ak anglais yi di leen kat ñun léegi jëlaat nañu réew mi bi ñu dikkee ba indi seen garnison li njëkk a xalaat mooy nan la yan étape la ñuy def nag ba jël réew mi moom ko ñu ni bon nag li njëkk mooy nañu fexe ba imposer leen suñu langue suñu kàllaam loolu moo tax le 7 mars 1817 ci la ñuy indi benn jàngalekat bu koy wax Jean Dard kookoo njëkk a ubbi école ca Ndar ñu ni bon nag boo nekkee ci réew bugg leen a moom li nga njëkk a def mooy fexe ba dégganteeg ñoom wala nañ la dégg comme ñun mënuñoo wax wolof nañu fexe ba imposer leen français nañu jël xale yépp jàngal leen boobu Sénégal nag mën naa wax ni mi ngi yemoon ci Ndar ak Gorée parce que duñ ni colonie bi empire bi mi ngi woon ci Ndar ak Gorée ak établissement yu tuddee woon les dépendances moo nekkoon Tëngéej moo nekkoon Joal moo nekkoon Portugal waaye daal li am solo mooy comme ñu ngi Ndar ak Gorée dañu fexe ba ñooñu nañu déggoog ñoom ñu imposer leen langue bi waaye nekk fa ñi nga xamante ni ñoom la war a njëkk a jàngal muy doomu mulâtre yi ak ñi nga xamante ni xëy na du ñooy doon yëngu ci wàllu seen diine bopp bi loolu weesoo ñu ni bon nag nañu dugal école nañu aussi dugal suñu diine mooy catholicisme ñi tuddee les sœurs de Saint-Esprit ñu dugal leen ñu ñëw ci 1818 ñu jóge ci loolu ñu ne nag nañu jéem a valoriser réew mi te comme boobu Sénégal colonie bi mi ngi nekkoon ci diggante Ndar ak Gorée ñu ne nañ jéem a fexe ba Richard Toll mu nekk dëkku koom moo tax expérience bi njëkk a def ci wàllu agriculture ñu ngi ko defee foofu ci Richard Toll bu ngeen dégg ñu naan Richard Toll parce que tubaab bu ñu fa indi woon dafa tuddoon Richard mu commencé samp ay tool di indi ay mbéy di indi ay xeetu meññeef nit ñi gis ko daal ni tubaab bi de ko am xaral daal ni toolu Richard loolu moo indi léegi Richard Toll ba nag Richard Toll baat baa ngi jógee ci tool boobu waa jooyu tuddoon Richard ñu ne ba nag indi nañu école indi nañu lii di suñu diine muy catholique yi ñëw nañu ñu ngi jéem a tuubal nit ñi di leen dugal ci diine catholique indi nañu xeetu mbéy nañu jéem nag yokk parce que ba léegi diiwaan bi dafa xat mu ni bon nag nañu commencé ca boor yi Jembereng jàpp Sédhiou ci 1836 jàpp 1837 dañuy yokkoo foofu bi ñu defee loolu doy leen ñu nag ba nag nañuy xool nag ci léegi ci fii jëm ci jax moo tax ñu commencé seen conquête ci Waalo ñu ngi dugg ci biir Waalo ci 1854 xeex ak waalo yi parce que boobu ñoom seen doole ci wàllu jumtukaay bëri na indi nañu ay kanu indi nañu ay fital te lenn ci loolu dugagul woon ci réew mi ñi nga xamante ni ay teeñ lañu wala ay damel wala ay barak seen jumtukaay xeex ci jaasi la yemoon ci ay yat fekk ñoo xamante ne ay kanu lañu yore ak ay fital wala doole ji yemul waaye ci 1854 jàpp 1859 fexe nañu ba gaa faagaagal lépp lu yemoon ci waalo boobu nag ci la ñu commencé nag di xool ni ñuy duggee ci biir Kayoor waaye période boobu dafa am lu xew ndax 1854 xam nañ ni ci la Cheikh Omar fekk jóge na ca tukki ba mu defoon ca Màkk ndax bi mu amee fanweeri at ak benn ci la demoon Màkk bi muy dellu si Fuuta am na juróom fukki at ñëw na ànd ak xam-xam ànd ak doole ñu def ci moom ni ko yow yaay xalifa bi nga xamante ni tànn nañ la pour nga lawal diine l'islam lawal tarixa tijaan ci lépp loo xam ne jëm na ci Afrique
ñu ne boobu fekk na Cheikh Omar nee nañu jot na ci diggante 1854 jàpp 1855 ndigal pour mu def jihaad. am na sax ñu ni guddi 5 septembre jàpp 6 septembre 1854 ci la jotee ndigal ci boroom ñu ni ko am nga ndigal pour def jihaad. jamono boobu nag fekk Faidherbe ba faagagal na waalo ba noot baraag yi ba noot dëkk bi ci la nag gis ni Cheikh Omar feeñ na te mi ngi commencé yëngu ci wàllu diine. foofu la bind bataaxal bu doy waar kii di ministre des colonies ndax dafa wax ci français nii: les nouveaux ennemis que nous allons avoir à combattre sont les plus redoutables de tous. Les guerres de religion sont impitoyables et le fanatisme inspire un courage qui ne recule devant rien, puisque pour ceux qui en sont animés, la mort elle-même est regardée comme un bien. C'est moi, Faidherbe ba lii la bind ministre des colonies, ministre de la marine. ñu ko xeexat nañoo baraag yi ndax ñooy seen bakkan la ñu doon tàmm waaye ñii nga xamante ni ñoom la ñu war a jàkkoonteel ñooy suñuy noon yi gën a metti ndax diine la ñuy xeex te kuy xeexee diine da nga koy jiital sax ngëm-ngëm te ñoom képp ku dee ca toolu xare ba jàng di directement àjjana. kon nag bokkul ak baraag bi nga xamante ni bakkanam lay jiite. foofu nag Cheikh Omar feeñ ci la mun naa wax ni jafe-jafe yi commencé ci seen diggante ak nitu diine yi ndax Cheikh Omar am na ndigal. Cheikh Omar mi ngi xeex ak bambara yi xeex nag waa Karta xeex nag waa Mossi dëkk yu bëri tuubal na leen dugal leen ci diine l'islam. ginnaaw loolu jàppante nañu ak tubaab yi ci lañ tuddee le siège de Médine mi nga amoon le 18 juillet 1857 juróom-ñeent fukki fan ak juróom-ñaar Cheikh Omar engagé na ko fi nga xamante ne moo nekkoon Médine fooru Médine tubaab duggul tubaab génnul mu taxaw la ak armem kenn duggul kenn génnul juróom-ñeent fukki fan ak juróom-ñaar 97 jours ba le 18 juillet 1857 kon nag tubaab yi commencé ñu xam ni Cheikh Omar mii kat am na doole mu nekk ak ñoom ci loolu tuubal ñu bari ba le 12 février 1864 ci la Cheikh Omar feeñ deñ ca dëkk bu ñuy wax Njabeeg Mbeere ca Bandiagara mu nekkoon le 12 février 1854 bi Cheikh Omar jógee ñeneen jaar fi ñoo xamante ni moo leen jox wérd wala ci moom la ñu jokk ku mel ne Maba Jaxu xeex naag tubaab yi xeex naag séeréer si ba le 18 juillet 1867 ci la Maba Jaxu daanu ca Somb. Ceerno Ibrahima jóge ca Fuuta xeex ak tubaab yi xeex ak ceddo yi ba ci 1869 moom tamit mu daanu. Cheikh Amadou Madiou moom tamit xeex ak tubaab yi yenn sax tubaab yi lëkkaloo ak ñi nga xamante ne ay ceddo lañu ba le 12 février 1875 ca la daanu fii ci Samba Sadio. Mamadou Lamine Dramé yëkkati drapeau l'islam moom aussi di xeex ba ci mois de décembre 1887 ci la daanoo fële ca Toubacouta. Alboury Ndiaye dégg ni Amadou Cheikhou Lamdou Julle doomu Cheikh Omar mu ngay yëkkati drapeau l'islam ca Ñaame mu dem bàyyi Jolof ànd ak moom xeexi boobu moom aussi foofu la des. mu mel ne bi ñuy dugg ci 1900 daanaka ñi nga xamante ni dañoo sàlloo woon jiyaat ñoom ñëpp faagaal dañ leen waaye nag dafa am lu des ndaxte yemuñu rek ci faagaagal wala xeex ak nitu diine yooyu waaye jëm nañu aussi noot leen wala faagaagal l'islam ci wàllu xam-xam ak ci wàllu culture ndax xam nañ ni ci 1850 ci la tubaab yi xalaate nag ni doomu nit ñu ñuul ñi nañu fexe ba dugal leen bu baax a baax day dugal ba dugal français ci biir loolu fekk jamono boobu Ndar ku ne xam si ne dëkku diine la ndax nee nañu Cheikh Omar jaar na fa ci 1847 tabax na jumaay Ndar waa Ndar ñu ci bëri nekk ay jullit ñu ni bon nag
nañu fexe ba seen daara yi mu wàññeeku wala doole ja du am maanaam nañu fexe ba France bi yëkkatiku ci kaw diine ci kaw njàngum alxuraan yi moo tax façon bu ne jéem nañ Faidherbe dem na ba ci benn lettre bu mu bind le 11 avril 1856 mu daal di koy bind ministre de l'école ni ko nous sommes débordés par l'islamisme. Depuis 2 ans, le nombre de musulmans de la Sénégambie a doublé. Et cela est d'autant plus vrai qu'à Saint-Louis même, des Noirs élevés dans la religion chrétienne l'abandonnent. Cela s'est passé plusieurs fois devant moi. Je ne sais pas si nous avons njàqare njàqare bi mooy l'islam doole ji mu commencé am ci Sénégambie dem na ba ñi nga xamante ni sax du ñoo jëloon diine chrétien ñu ngi tubbi di nekkaat diine l'islam ba nga xamante ni daal jaaxle nañu waaye li ko waral surtout mooy jàngale alxuraan coow bëri ñu ne bon nag nan la ñu fexe ba njàngum alxuraan mi ñu limité ko ñu ni bon nag gis nañu ni njàngum tubaab li ko yitteel mooy fexe ba nit ki am xam-xam waaye ci am xam-xam bi aussi mu am profession contrairement ak diine l'islam ñoom seen njàng mi ngi yem ci tàggat nit ki ci wàllu jikko bon nag gis nga ni ñoom ñaar seen pédagogie ak seen finalité bokkul waaye bon nag nan la ñu mën a def li ñu mën a def mooy benn fexe ba njàng mi suux li koy suuxal mooy ñi nga xamante ni dañoo nekk ay maître arabe wala ay kilifa diine wala ñi nga xamante ni dañuy jàngale alxuraan nañu fexe ba ku ci am daara nañu fexe ba yow nga jàngale français ci biir njàngum alxuraan mi ñu ngi yooyu ñam ñaari waxtu wala benn waxtu woo xam ne dina koy jàngale français ñu essayé loolu doxul ñu ne bon nag nañu fexe ba kuy jàngale français alxuraan sëriñu daara bu ne nañ lan autorisation ñaan autorisation yi mooy nañu def ci yow ay enquête de moralité nañu def ci yow xalaat loo xamante ni ëllëg xale yi bu ñu jàngee ñetti waxtu dañuy jàng benn waxtu ci français loolu aussi bu ñu ko defee mbir ma demul ñu gis ni daara yi day gën a yokk ci biir Ndar ndax dem nañu ba ni bi ñu defee recensement gis nañu ci atum 1856 ci biir Ndar amoon na ñaar fukki école ak juróom-ñaar ay daara alxuraan ci biir ñaar fukki daara ak juróom-ñaar yooyu amoon na 300 élèves yoo xamante ni ñu ngi jàng ak ay jigéen gis nañu ni ci 1854 daara yi gën nañu yokk nekk nañu 40 daara dem nañu ba 1899 nekk 90 daara ñu gis ne 90 daara yooyu ci 1899 lu tolloog 1280 xale yu góor ak 429 xale yu jigéen ñu ngi fréquenté daara yi ci population boo xamante ni la mu yore ci ay ndaw lu néew la bon nag ñoom ak seen doole ak bi ñu commencé jàngale parce que nee naa 1817 lañu njëkk a commencé jàngale français ba bi ñuy egsee ci 1899 la daara yi am dafa déplacé bu baax a baax ñoom seen statistique ci wàllu njàngale français bon nag gis nañ ni affaire bi am na sax léegi ñu ni bon nag nañu jéem a fexe ba doomu buur yi ñu def ci ñoom njàngum français fekk ci 1856 bi nga xamante ni faagagal nañu waalo ba fexe ba def ko seen moomeel du ñoo yël doomu waalo yi ñu mel ne ñoom Barak ñoom Sidi Léon Diop mel ni ñoom Yabar Mbodj ñoo ñëpp ñu yóbbu leen li ñu tuddee école des otages ñi dañoo bëgg ñiy jàng français pour que ëllëg ñu mën a wut seeni waajur nekkal ñu foofu ca waalo kenn ku ne yoree ab province waaye ci biir njàng bi ci école boobu ñu di sonn tudd ko école des otages du ñoo soppi carrément seeni doxalin xale yi bu ñoo gisee léegi karaawat la ñuy sol costume la ñuy sol di lekkee ci taabal
ba ñu bëri daal daanaka commencé bàyyi complètement li nga xam ne kon mu nekkoon seen cosaan seen aada. école boobu dem nañu ba 1859 ñu tuddee ko école des fils de chef yow ba fa ñëwee Bouna Albouri ñu fa ñëwee Mbaxane ñu fa ñëwee Maysa Sele ñoom ñëpp doon ay doomu buur diggante Jolof diggante Kajoor diggante Bawol yóbbu leen fa ñooñu nekk nañu après ay chef de province remplacé seeni buur bon nag ñu ngi déjà culturé doomu réew mi pour dugal ci ñoom seeni xam-xam pour dugal ci ñoom seeni aada ak cosaan ba nga xamante ne lu bari boo matul dina yàqu ci wàllu seen jikko